mbokk xarit yi salaamaaleykum ginnaaw bi ñu leen nuyoo dañuy am mbégte bu baax a baax ak contentement ñoo ngi yéen seen première chaîne de la banlieue di IM Télé International Média TV tey nag ñu am mbégte bu baax a baax mbokk xarit yi ñoo ngi yéen seen émission Top People comme ni ngeen ko xamee saa su nekk tey nag dañuy ñëw nag ci benn ndaanaan bi nga xamante ni macha allah jeune la bi nga xamante ni bu ñuy ñëw ci jaar-jaaram jaar-jaar bu yaatu la ndaxte jeune la bi nga xamante ni tey bokk na tey si ñi gën a may fit xale yi bokk na si tey si jeunes yi nga xamante ni tey yaakaar naa fierté la ñuy am ci présenté ko mu nekk jeune bi nga xamante ni doomu banlieue la nekk tey ki nga xamante ni bu woyee da ngay xam ni ndaanaan la mais bu woyee également da ngay xam ni am na jaar-jaar bu yaatoo yaatu ci milieu musique mbokkee xarit yi tey nag ki nga xamante ni moom la ñuy ñëwee ak yéen tey seen émission bi nga xamante ni moom mooy Top People daf ni góor dafa war a dëgër nekk jeune bi nga xamante ni tey yaakaar naa moom moo tijji grand théâtre nekk jeune bi nga xamante ni bi mu demee fi nga xamante ne moom mooy Bercy yaakaar naa xel yëpp dañ ni tey kii moo war a remplacer ki nga xamante ni tey moom mooy Youssouma Jigéen Ndour li ñuy def nag comme dafa génne benn clip bi nga xamante ni daf ni góor dafa war a dëgër effectivement góor saa su nekk dafa war a dëgër ñu dem ko découvrir clip boobu nga xamante ni da see rendre hommage képp koo xamante ni góor nga ñu dem xool ko dellu soit fii suñu plateau Top People ñu dem. jàmbaar yi des sa waar wa doomi buur su mere joo alaaji góor warul di waru la waaw waaw góor lu ko doyee dëgër mooy yow dëgëral a dëgëral yow yàlla melu ma lay doyee dëgër waaw dëgër alors góorgóorlul ba dëgër góor yëppal ci ku ko di dëgër waaw mbokkee xarit yi gis ngeen naa kooku mooy le leader de la génération consciente muy Pape Diouf nekk tey jeune bi nga xamante ni macha allah ndaanaan la nekk ki nga xamante ni yaakaar naa tey àdduna bi yëpp nangul nañ ne kii ndaanaan la ndaxte boo toogee di ko seetaan muy way da ngay xam ni kii fi nga xamante ni jaar na fa am na lu ñu def ci moom muy Lemzo Jamono ndaxte Lemzo Jamono nekkoon na groupe bi nga xamante ni ñi fa jaar ñëpp bu ñu nee Lemzo Jamono dinañ wax ay Aline Mbaye Nder dinañ wax ay Madaba dinañ wax ay Salam Diallo dinañ wax ay Fallou Dieng bëri na ay ndaanaan yi nga xamante ni ñoom Moussa Traoré sama grand moom aussi ma koy nuyu bu baax a baax di ko ziar bëri na ay ndaanaan yi nga xamante ni jaar nañ Lemzo Jamono Pape Diouf foofu la jaar mu nekk jeune bi nga xamante ni tey macha allah yàlla dafa def ñëpp gis nañ carrière am ni nga xamante ni noonu la débuté ba fi nga xamante ni fi la egg tey xanaa lenn rek loo xamante ni am na ñu bëri ñoo xamante ni xaw na leen jaaxal mooy ñu gis ni depuis bi nga xamante ni génn fi nga xamante ni moom mooy Prince Art xaw na am tuuti teg loolu nag fans yu bëri ñi ngi ciy posé question naan Pape Diouf ni ñu ko déggee woon boobu ba léegi ni ñu ko doon déggee bi nga xamante ni ci la nekkee fi nga xamante ne moom mooy Prince Art déggatuñ ko noonu mais teewul ñu ngi koy gis mi ngi continué di dóor li nga xamante ne moom mooy ay soirée am ay concert am teewul aussi tamit mi ngi continué di def ay li nga xamante ne moom mooy ay tournée yi nga xamante ne mi ngi koy def waaye mbokkee xarit yi comme tey spécial Pape Diouf la Pape Diouf dafa demoon fi nga xamante ne moom mooy Gambie ndaxte ñëpp déggoon nañ ne Pape Diouf ak Wally Seck ñoom ñoo nekk ndowoon Gambie toujours mooy li ñuy faral di wax rek ndaxte artistes ñoom ñëpp bëgg nañ leen peut-être public yi nag du bokk mais li am solo ku si nekk fexeel ba fi ngay mën di tëgg rek boo fa tëggee li am solo rek mooy fexeel ba say nit nañ lay wuy si nga bégal leen loolu moo si am solo Pape Diouf nag def lu nit musul def Gambie mooy dañoo gis salle boobu nga xamante ne moo nekk Gambie Pape Diouf da koo duy ba mu fees dell daf ko gise fermé mbokk yi image yi danga leen koy wan ngeen dem xool Pape Diouf ni nga xamante ne noonu la def Gambie ñu dem xool ko dellu soit fii suñu plateau Top People. jali dafa rëbbi woon booba suuy jali mu ne ma géej safal géej ma njarbel géej si ñetti géej ji maam dëgg ñoom waaw mbokkee xarit yi di leen fàttali rek yéen a ngi seen émission Top People fii si la première chaîne de la banlieue di IM Télé International Média TV gis ngeen nag comme ni ma leen ko waxee léegi gis ngeen Pape Diouf ni nga xamante ni noonu la def salle bi nga xamante ni mooy Gambie def ko guichet fermé gis ngeen macha allah nee naa leen jeune la bi nga xamante ni tey damay wax ni rien à dire parce que tey jeune la bi nga xamante ni tey biñ ne Bercy kan moo koy feesal ñëpp dañ doon poser la question naan Bercy ak ni ko Youssou Ndour doon def est-ce que dina am artiste sénégalais bi nga xamante ni tey dina mën a def loolu moom mu ñëw tey def li nga xamante ne moom la Youssou Ndour doon def kon jeune la bi nga xamante ni tey toujours dañ koy wax saa su nekk dañ koy ñaanal mais aussi tamit mu gën a
mu gën a ñëwaat ndaxte actuellement nii gis nañ Sénégal actuellement nii ba na li nga xam te ñu ngi koy tudd ki nga xam te ne moom mooy Wally Seck Sidi Diop mais Pape Diouf nekk seen mag moom aussi tamit am liggéey bu am solo boo xamante ni jot na koo def mais dépp bi nga xamante ni génn na Prince Art dafa am benn bese boo xamante ni xaw na am ci moom ñu bëri nag di poser la question est-ce que moom moo du stratégie communication boo xamante ni moom moo koy def pour préparer li nga xamante ne moom mooy album bi nga xamante ne moom moo war a lancer li nga xamante ne moom mooy maison de production mu nekk loo xamante ni également nit ñu bëri ñu ngi koy xaar parce que dépp bi mu génnee fi nga xamante ne moom mooy Prince Art ñuy bëri fans yëpp ñi nga xaar li nga xamante ne moom mooy albumu Pape Diouf waaye di waxaat rek mooy gis ngeen actuellement nii li nga xamante ne moom moo xew Gambie parce que comme ni ñu koy faral di waxee rek Gambie ak Sénégal benn la parce que looy wan ni Gambie ak Sénégal benn la bu ñu xoolee Pape Diouf ak ki nga xamante ne moom mooy Wally Seck ñoom ñoo fa tëggandoo mais bu ñu xoolee ñaari événement yëpp dafa nekk événement yoo xamante ne dafa réussir gis nañ aussi tamit comme ni ñu koy waxee teranga gi nga xamante ni Gambien yi defal nañ ko foofu ki nga xamante ne moom mooy Pape Diouf mu nekk loo xamante ni fierté la encore une fois ñu koy wax rek Pape Diouf Sénégal yëpp actuellement nii ñu ngi toog di xaar li nga xamante ne moom mooy album bi ndaxte tey yaar naa ku gis image yi nga xamante ne moom lañ seetaan léegi nga def ko fi nga xamante ne moom mooy ci Gambie loolu day firndeel rek Pape Diouf actuellement nii mi ngi continuer chemin di dem te loolu dafa am solo trop si artiste ndaxte artiste bala ñu laa mën a gën a découvrir du doon sa biir dëkk kese mais boo génnee ba dem ci benn dëkk si la ñuy gën a xam dayoo artiste boobu te gis na na ki nga xamante ne moom mooy Pape Diouf ni nga xamante ni noonu la def foofu ci Gambie mu nekk loo xamante ni lu am solo la waaye mbokkee xarit yi comme ni ngeen ko xamee rek comme nee naa leen seen émission Top People nii lay demee saa su nekk li ñuy def rek mooy dañuy demaat découvrir aat benn clip bi nga xamante ni Pape Diouf moom la def mu nekk clip bi nga xamante ni tey yaa naa képp kuy waalo dañ ci am da ngay am mbégte bu baax a baax di ci wala boog sax même bu ñu ñëwul sax si clip boobu mais ñu ñëw si clip bi nga xamante ne rek moom ci boppam day wan ni rek moom toujours mi ngi fi gëm na boppam mi ngi si yoonam di dem te gëm na fi mu jëm dina fa àgg ni ñuy def rek mooy dañuy dem découvrir clip boobu del soit fii suñu plateau. waaw daan jël ñaaw bañ na ku la am jël ci gore mu doon jaay kun ma jënd jaay nim jaay du lamb Fatou Bawo bëre bu doon jaay kun ma jënd jaay nim jaay du lamb Fatou ma jaar Bawo doomu yaay aji baawo Masri Anta Njaay la Fatim Anta Njaay ma joojo bedd Fatou Papa Adama yi baawo Ndey Awa baawo ak Soda baawo waaw mbokk yi xarit yi gis ngeen mu nekkoon clip boobu nga xamante ni moom la Pape Diouf def parce que gis mu nekk clip bi nga xamante ni dépp bi mu mooy clip bi mu njëkk a def bi mu génnee fi nga xamante ne moom mooy Prince Art dégg ngeen li nga xamante ne loolu la ci wax effectivement ni da ngay gëm sa bopp te comme ni ñu koy waxee rek balaa kenn di la gëm yaa gëm sa bopp te gëm nga ni fi nga jëm di nga fa egg te wóor na la incha allah di nga fa egg kon loolu aussi tamit ñun dañ la koy ñaanal bu baax a baax waaye li ñuy taxaw tuuti rek mbokk yi xarit yi mooy comme ni ñu ko waxee saa su nekk ndaxte actuellement ni Sénégal milieu showbiz bi xam nga dafa xaw a jaxasoo milieu showbiz bi waxante yu ñaaw yi da see xaw a bëri trop mooy gis nañ tey bi nga xamante ni Pape Diouf dafa war a tëgg Gambie Wally Seck war a tëgg Gambie gis nañ wax yi ci am jaru ko encore une fois parce que toujours dañ koy répété
surtout yéen ñi nga xamante ni parce que doo mës a dégg Pape Diouf wax ju ñaaw waxu Wally Seck doo mës a gis Wally Seck wax ju ñaaw waxu Pape Diouf kon yéen ñi nga xamante ne encore une fois yéen a jege artistes yi yéen a mën a jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy artistes ndaxte tey bu fekkee da nga jege artiste nga am benn wax boo xamante ni wax nga ko rek beneen artiste rek dèjà da ngay mettre en mal ki nga xamante ne mooy artiste bi nga xamante ne yéen ñaar moom ngeen nekk moo tax parfois yéen ñi nga xamante ne yéen a jege artistes yi parfois danañ def attention bu baax a baax ndaxte tey Pape Diouf bu tëggee Gambie mu fees ba tey Gambien defal ko fa teranga yaa naa defal ñu ko Pape Diouf mais Sénégalais yëpp lañ ko defal Wally Seck su boobu sax lañ ko defal Wally Seck bu tëggee Gambie ba mu fees dell bañ koy defal foofu teranga ba mu nekk foofu fierté foofu yaa naa loolu fierté Sénégalais la war a nekk fierté Pape Diouf la war a nekk mais tey bu ñu gisee tey li nga xamante ni tey moom moo am ci milieu showbiz Sénégal waxoon naa ko si vidéo bi passe si émission bi passe naa ko waxaat nañ def attention ci parfois li nga xamante ni ñi nga xamante ni ñi ngi jege artistes ñu ngi koy def parce que tey bu fekkee ñi nga xamante ni dañoo jege Sidy Diop ñi nga wax ju ñaaw di ko jëmale si Pape Diouf wala di ko jëmale bokk si Wally Seck wala boog ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo jege Wally Seck jël wax yu ñaaw di ko teg si Sidy Diop wala si Pape Diouf gis nga bis bu public yi dajee rek mën na andi catastrophe moo tax gars yi gis nga musique dafa am loo xamante ne fa la tollee musique léegi industrie la business la musique tey boo xoolee niveau États-Unis léegi ñoom dépassé nañ ay musique ay xeex xulo ñoom musique business lañ ko jàppee mooy lan Sénégalais yëpp dañ doon xaar tey Pape Diouf Wally Seck Sidy Diop def benn album boo xamante ne album boobu mën na leen jural ay milliards et milliards musique actuellement ni foofu la toll mais musique tollatul ay maa dàq way kii moo mën a way kii mooy faset bi musique romb na foofu léegi musique léegi industrie la bi nga xamante ne actuellement nii nit ki dafa war a xool ni muy organiser ak yeneen artistes yi ba nga xamante ni dina ko permettre moom ci boppam tey Sidy Diop ak Wally Seck pourquoi pas bu ñu gisoon ni bu ñu defee album lekk ci ay milliards pourquoi pas duñ ko def musique moo romb léegi fi nga xamante ni léegi ay concurrence la ay waxante lu ñaaw la non non sama gars yi musique romb na foofu léegi tey bu njëkk boo leen xoolee rappeurs yi seen bopp xool leen bu njëkk rappeurs yi dañ doon bañ ku def mbalax mais xool léegi da ngay gis benn rappeur boo xamante ni day xool benn mbalax maan mu gis ni kii bu defee moom tey benn son mën na ko apporter lu bëri mu def son boobu musique foofu la toll léegi kon nañ bàyyiwaat xel bu baax a baax gars yi parce que tey Sénégal dañoo toll foo xamante ni dafa mel ni gars yi dañoo xaw a raw léegi ci musique bi ndaxte bu ñu toogee di dégg naan diw moo daaxawee musique tollatul foofu léegi musique léegi industrie la musique léegi xoolal xam nga xaalis la quoi fex nooy mën a fexe ba génn ci xam nga parce que tey bu fekkee da ngay dundal nit da ngay dundal dara te loolu ngay dundal la amul njëriñ li am solo mooy na neex ba niveau muy national niveau international ñëpp mën koo consommer loolu rek mooy réalité bi mais leen si des yëpp ay détails la tey bu ñu xoolee ñu ñëpp xam nañ ni mbalax Sénégal la yam mais pourquoi pas tey Sidy Diop Pape Diouf Wally Seck ñu génne benn son boo xamante ne sax afrobeat la boo xamante ne tey bu ñu ko génnee def si ay tous mbalax yooyu yëpp jaay ko niveau international boobaa ñoom dinañ ci gagné mais aussi tamit turu Sénégal dina si gën a jóg sama gars yi musique léegi foofu la toll mais quant à waxante yu ñaaw yi nañ si def attention bu baax a baax sinon bu public bi dajee rek mën na andi benn catastrophe te bu boobaa artistes yi ngeen di teg gàcce ndaxte tey artiste bu nekk ñaanu yàlla organiser dara ay nitam jëlee fa ay gaañu wala ñu jëlee fa loo xamante ne ay lu ñaaw la kon loolu nañ ciy bàyyiwaat xel bu baax a baax mbokk yi xarit tey gis ngeen tey li ñu leen andiloon tey seen émission Top People tey ñu ñëwoon ci tey ki nga xamante ne moom mooy Pape Diouf moom aussi tamit li ñuy waxaat rek mooy Pape gënal yëngalaat affaire yi ndaxte bi nga nekkee Prince Art gars yi ñu ngi doon gis nii yaa ngi doon yëngal bu baax Sénégal kenn du wax musique si Sénégal te duñ la tudd mais gis nañ temps yi am na benn bés bu am xaw a am loolu nga gën ciy liggéeyaat aussi tamit sa communication parce que télé yi léegi dañuy gis ni peut-être dëgg la nag talent kenn mënu ko dénk si yow ndaxte li nekk si yow yàlla def na ko si yow ba pare mais nga gën a defaraat sa communication ak sa image ak sa marketing pour nga mën a dellusiwaat sa place ndaxte artiste la bi nga xamante ni yaa naa tey Sénégal yëpp dañ lay béggee ngir sa yar ak sa talent kon mbokk yi xarit tey ñu leen andiloon tey seen émission Top People ma jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ne moo nekkoon ci cadrage bi muy Salam may jaajëfal ki nga xamante ne aussi moo nekkoon si son bi muy Sister Jojo may jaajëfal ñëpp nag ñi nga xamante ne waxtu wi ñu ngi ñuy topp seen biir émission Top People dig daje beneen yoon ak seen beneen émission Top People sama gars yi jaajëf